tan nuyu waa Jokkoo ñëpp. ñuy rafetlu teewaay bi xam nañu ni xëy si suba gi ñëw si rajo bi jafe na waaye bi ñu la woowee tegoo si benn baat da nga ñëw ngir accompagner ñi nga xam ne ñooy suñu auditeur rawatina Tëngéej gi nga xam ni moom nga dëkk ñu bàyyi la nga nuyoog waa Tëngéej gi yëpp. waaw tout d'abord damay sant yàlla bu baax donc di wax ni c'est la première émission sama si atum bu bees bi ma si profité bu baax di souhaiter une bonne et heureuse année. À la population de Rufisque. En particulier waa Jokkoo FM ñëpp. donc yàlla doon at boo xamante ne atum naataange la. ku nekk fi ngay yëngatu nga sentir fa ni ñu koy waxatee sax ay yokkute su wàllum wér-gu-yaram su wàllum liggéey su wàllum social lu mu mun doon rek yàlla def daal ñu am ay tànku kanam bañ am tànk ginnaaw. alors am na solo ñuy ñaan yàlla nangu ñaan yooyu yëpp ñu waxtaanee tey li nga xamante ne mooy droit di yoon Badou tey ji droit boo ñu ko doon tekkil pour ñi nga xam ne ñoo déglu rajo bi ban définition nga koy jox. waaw yoon comme ni nga déggee rek droit moom boo gisee day doon li nga xamante ne mooy yoon fu ñu lal pour nit ci jaar fa bañ a jalgati mais si kaw mu am ñaari dégg-dégg. benn bi ni ñuy wax droit objectif maanaam day doon lépp li nga xamante ne ay texte de loi la ay écrit ñu am ay caractère li ñuy wax caractère impersonnel et général lépp li nga xamante ne sa Sénégal da ko adopté mu doon suñuy texte loolu moom mooy suñu droit moom mooy droit sénégalais loolu nag boo ko déggee dina am par exemple li ñuy wax les lois et les règlements maanaam lépp li nga xamante ne loi lay doon loi na boo ko déggee si anam boo nga xamante ne dafa yaatu mën na doon constitution mën na doon loi en tant que tel mën na doon aussi ay traité wala ay accords internationaux mën na doon aussi li ñuy wax droit communautaire beneen fànn moom mooy règlement boo ko déggee nag mooy li nga xamante ne képp koo xamante ne dafa bokk si wàllum pouvoir exécutif moo xam président de la république lay doon wala premier ministre wala mu doon les membres du gouvernement wala mu doon ay autorités yi nga xam ne c'est des autorités li ñuy wax des démembrements de la république comme lu mel ni ay maire ay préfet yooyu noonu ñooñu seen règlement mu ngi koy tënk si ñaari anam maanaam day doon li ñuy wax décret wala mu doon arrêté loolu boo ko tënkee nag moom mooy droit objectif sénégalais maanaam l'ensemble des lois et règlements yi nga xamante ne dañ koy appliquer Sénégal loolu mooy droit objectif yaa ngi dégg mu am beneen fànn bi nga xamante ne moom la ñuy wax droit subjectif droit subjectif boo ko déggee nag fii xam nga fële boo ne droit objectif moom mooy lépp li nga xamante ne Sénégal ñoo ko bokk en tant que ay texte mais fii boo indee droit subjectif day doon li nga xamante ne ku nekk da nga am sañ-sañ ku nekk da nga am ak am yeleef loolu noonu si sañ-sañ bi nga am noonu nga def lépp li nga xamante ne yoon moo la ko may loolu nag day doon si li nga xamante ne nit ki moom moo ko moom boppam tey nit ki nag bu amee droit am sañ-sañ pour am wér-gu-yaram bu baax am sañ-sañ pour am jàng bu baax am sañ-sañ pour am liberté pour dem ak ñëw ni ko neexee loolu yoon moo ko may nit ki nag tant que mu ngi si am sañ-sañ rek di def li nga xamante ne da koy soob te yoon du dal si kawam moom mu ngi wax loolu la ñuy wax droit subjectif kon maanaam si tënk droit dafa am ñaari fànn lu ñuy wax droit objectif ak droit subjectif loolu nag moo tënk la notion de droit de façon nu mu gën a yaatoo rek waaw ci gàttal. Badou est-ce que réew mën na dox sans ñu respecter droit yi. réew mënul dox sans droit. ndaxte boo xoolee Sénégal li ñuy wax ne que Sénégal dafa nekk état de droit maanaam réew moo xamante ne yoon moo ko tënk. te aussi dañuy utiliser ay termes ay principes yi nga xamante ne par exemple ñu ne nul n'est au-dessus de la loi maanaam nit koo mën doon ci askan bi sa day nu mu mën toll sa daraja nu mu mënta toll yow yoon moo la ëpp doole même ki ñuy wax njiitu réew mi le président de la république moom yoon moo ko tënk juge yi yoon moo leen tënk député yi yoon moo leen tënk xam nga état boo ko jëlee dafa am ñetti pouvoir li ñuy wax pouvoir exécutif am pouvoir législatif am pouvoir judiciaire ñooñu noonu mooy ñoo suñu doole mais ñooñu mënuñu am sañ-sañu def lu leen neex lépp lu ñuy def rek
da nga koy def si kaw yoon maanaam tey Sénégal dañ ne état de droit la yoon moo fi am yoon mooy doxal dëkk bi te aussi ku jalgati yoon dal sa kaw kon maanaam yoon am na solo bi nga xamante ne rek tey bu am woon si dëkk dëkk boobu dina xaw a doy waar lu tax ndaxte boo xoolee philosophie bu lay expliquer origine état ñoom si anam yu njëkk yi dañ naan état bu njëkk ba amul woon sax daanaka nit ki li ko tënkoon digganteem ak fu mu nekk loolu lañ doon état de nature maanaam amul yoon amul dara te loolu gisee woon ni ku mel ay Thomas Hobbes dañu woon pour dëkk si société bi mel noonu day xaw a metti ndaxte boobu lépp li nga xamante ne par exemple nit ki da ko ëppalee doole beneen nawleem mën na fi indi ay jafe-jafe kon loolu noonu dañuy wax état de nature maanaam l'homme était un loup pour l'homme dañ fa daan nekk mais ku ëpp sa moroom doole da nga koy wan donc nit ki moo doon fàggagal nit ki te loolu yaakaar naa ne société bi mel noonu kenn mënu si dugg kenn mënu si dëkk kenn mënu si dund léegi nag bi ñu demee ba côté société avancée ñu gis que ni vraiment il faut que ñu indi ay charte indi ay règles yi nga xamante ne tey mooy tënk suñu doxalin ndaxte boo xoolee li droit li ko tax a jug loolu kese la maanaam fexe ba diggante ñi nga xamante ne ñoo nekk si askan bi mu mën a naat ba nga xamante ne ku nekk di nga mën a jox cër sa moroom si li ko yoon may aussi képp nga xamante ne également sa yoon sa ax yeleef da nga gis ne dañ koo jalgati su loolu neexee nga dem si fi mbaxane yema benn mbaxane doon benn pour sa ax yeleef ñu mën ko satisfaire ba nga xamante ne tey justice dafa nekk pour askan bi juge dañ fa nekk pour appliquer li yoon tënk ñu protéger les droits et les libertés des citoyens ba nga xamante ne tey Sénégal du lu waay neex def aussi ku am lu la metti wala nga gis ne sa yoon sa ax yeleef dañ koo jalgati nga saisir fi yoon fi mbaxane nekkee benn pour que ñu fexe ba sa ax yeleef ñu mën koo jox la cër maanaam tey si diggante comme li kii waxoon ne philosophe bi entre le faible et le fort c'est la force qui prime mais c'est la loi qui libère maanaam tey boo indi ñaar nit diggante Yawou Dial ak diggante Bombardier umpul kenn Bombardier moo ko ëpp doole physiquement te boo leen tëgaloon combat tey c'est sûr que tey ñëpp si Bombardier lañu misé ndaxte seen corpulence bokkul seen kattan bokkul mais tey Yawou Dial bu yóbboo Bombardier si yoon booba nag doole amatul foofu boobu nag foofu lañu mbaxane yoon fii mbaxane yi yeme doonee benn ndaxte boobaa dañuy tolloo doole si wàllum yoon maanaam tey am na ay principes yu bëri yi nga xamante ne par exemple les droits de l'homme dañ ko indi tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité maanaam tey malgré ay divergences sociales malgré ay néewante doole bu ñëwee ba si yoon ñoo yem ay àq ñoo yem ay yelleef ñoo yem aussi dignité ñoo yem considération kenn mënul indi sa bopp sa nawle doole te yoon nekk fi kon yoon mooy atte mooy buum mooy bumi te loolu nag moom kenn même président de la république danaa ko sànq le président Macky Sall bi nga xam ne moo ñu jiite moom yoon moo ko tënk ndaxte pouvoir yu am yoon moo ko encadré ba nga xamante ne aussi amul droit def lu ko neex lépp lu mu def rek da koy teg si wàllum yoon donc loolu mooy njëriñu droit ñu xam ne aussi société bi également du yoon rek moo fi nekk en tant que loi en tant que règle quoi sociale da koy partager ak yeneen règle sociale li mel ni que ñoomin religion maanaam diine mu ngi fi li mel ni également li ñuy wax moral mu ngi fi ak coutume donc mu doon société bi nga xamante ne ñu bëri am na ay règle mais si règle yooyu yëpp maanaam yoon mën na ëpp doole ndax tey Sénégal lu ñu mënta wax aussi donte sax jullit ñoo ëpp chrétiens yi loi moo fi daw ndaxte Sénégal si biir si constitution bi nga xam ne moo ñu tënk dafa indi li ñuy wax le principe de la laïcité tey avec la réforme de 2015 bi passé dafa doon un principe intangible tey Sénégal lu waaye mënta wax rek yoon moo ko tënk ba nga xamante ne
kenn mënu fi indi leneen lu dul yoon kenn du àttee leneen lu dul yoon juge yi fi nekk ñoom ñoo fi nekk di appliquer ñi nga xamante ne également constitution article 80 dafa indi ne l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République au premier ministre et aux députés ñoom ñoo fi nekk di indi yoon di teg di bumi mais nag si lépp si kaw nag ñu koy indi si turu askanu Sénégal waaw am na solo muy ponk yoo xam ni yu yaatoo yaatu la certainement si atum 2018 bi dinañ jéem a xool ponk par ponk puisque droit dafa nekk loo xam ne lu yaatu la dinañ waxtaanee droit du travail et cetera donc dinañu mën a wax conflit yi nga xam ne mooy am si diggante nit ñi bu nit dalee sa kaw nan nga war a def ba yoon moom it tranché ak yeneen ponk yoo xamante ne ba si wàllu suuf bi dinañu mën tout le temps ñuy waxtaanee puisque dañuy soog a commencé bi mooy suñu numéro bu njëkk moo taxoon ñu bëggoon teg suñu loxo si li nga xam ni mooy droit en général alors Badou ginnaaw si ñu poursuivre laaj la li nga xamante ni mooy wàllu yoon boobu di droit nga xamante ni kenn ku nekk ci ñun daf ko am kenn ku nekk am nga droit li nga xam ni moom la yoon may nga daal di koy taxawee alors bu fekkee sa ay droit dañu la ko xañ ban taxawaay nga war a am en tant que sénégalais. wax naa ko sànq rek si njëlbeen. ku nekk dafa am ak yelleef ak yelleef boobu noonu yoon moo ñu yoon bi ñuy wax droit objectif moo ñu ko may ba nga xamante ne tey suñu droit et liberté li ñuy wax droit et liberté de l'individu dañ koo protéger justice moo fi nekk di àtte képp nga xamante ne gis nga ne tey da laa tooñ da ngay dem ci yoon àtte pour loolu nag da ngay déclencher ay procédure dafa am ñaari xeeti procédure ak yu bëri sax mais si ëpp solo moom mooy ñuy wax procédure civile ak procédure pénale ça dépend nag si xeet bi nga xamante ne moom la tooñee ndax yow tey civilement par exemple mën nañu wax diggante jëkkër jabar loolu civil la diggante àtte bor ak fay loolu civil la wante loolu procédure boobu noonu bokkul ak procédure bi ñuy wax procédure pénale boo nee pénal loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy indi par exemple lépp li nga xamante ne ay jalgati si wàllum infraction li ñuy wax infraction te infraction boo gis rek am na si wetam benn xeetu daan bu ñu teg tey boo xool li ñuy wax code pénal ak code de procédure pénale ñun ñoo tënk li nga xamante ne maanaam ñooy définir lan mooy jalgati yoon si wàllum pénal yan xeetu sanction lañ indi aussi nag nga war a def pour fexe ba buñ la tooñee nga jaar ci yoon bi pour àgg effectivement ci procès ba nga xamante ne juge bi dina mën a àtte mais la première chose tey bu la tooñee tey ba nga définir par exemple ban xeet la tooñee da ngay déclencher procédure yooyu bu dee par exemple mbirum loyer la nga dem am ñi nga xamante ñoo fi nekk comme par exemple li ñuy wax les huissiers de justice ñi fi nekkal wàllu civil nga dem jaar ci ñoom ñu fexeel ba nga xamante ne tey bu dee wàllum boru attale ñu fexe ba ñu fay la sa bor mais nag bu dee affaire nag ay agression lay doon wala ay nit ki tooñ na la saaga na la wala dóor na la loolu nag yaa ngi ci domaine pénal loolu nag da ngay enclencher procédure pénale te procédure pénale boo gisee dafa am fu mu tàmbale moom mooy ñi nga xamante ñoo fi nekkal yoon di ko appliquer te nit bu la tooñee nga jaar ci ñoom porter plainte maanaam tey gendarmerie ngay jaar wala nga dem police wala nga dem procureur nga adressé ko benn plainte nga bind ci li nga la metti nga ñaan njëkk pour fexe ba lépp li nga xamante ne la metti ñu fexe ba fajal la ko donc loolu lañuy déclencher procédure pénale ngay gis bu fekkee dafa laaj enquête de juge d'instruction dina ci am yoon fexe daal lépp li nga xamante tënk nañ ko ba mu leer vraiment que lii infraction la ñu déclencher benn procédure pénale bi nga xamante ne day fexe ba nit ki ko tooñ moom mën na am ay daan yu bëri mën nañ ko tëj comme mën nañ ko amender comme mën nañ ko indi ay mesures de sûreté bu dee xel la wala keneen ak keneen donc loolu daal moom mooy li nga xamante ne biir na ma ni que nit ki Sénégal tënku na ci état de droit ba nga xamante ne képp ki nga xamante ne da laa tooñ ci say ak yelleef su la neexee nga dem ci yoon ñu fajal la ko kooku moom amul sax lu ñu ci laam-laamee amul sax sikki sax parce que Sénégal ñëpp dëggal na que ni Sénégal dëkku yoon la dëkku loi la et puis aussi bon fii quoi qu'on puisse dire ku tooñ
ñu fajal la sa soxla boo fekkee ne saisir nga ki nga xamante ne par exemple moom mooy le procureur ak ku mu doon si wàllu boobu noonu ba nga xamante ne bu leen leer ne tey da laa tooñ ñoom dañ fexe ba indi mécanisme yi nga xamante ne ñooy permettre à ce que sa tooñ boobu fexe mujj doon bànneex si yow. loolu moom dafa leer ñëpp ba nga xamante ne tey Sénégal ñëpp fi mu ne nii nous avons les meilleurs juges de l'Afrique. ñi nga xamante ne tey ay ñoo fi nekk di àtte. école bi ñu génnee ñëpp xam na ne CFJ vraiment day former si nu mu gën a xarañee ay juges yu fi nekk moo tax ba nga xamante ne say mën nañu wax justice Sénégal vraiment justice bu baax la ba nga xamante ne tey suñuy droit ak suñuy liberté suñuy ak yelleef dañ koo protéger dañ koo garantir ba nga xamante ne tey képp ku nga xamante ne am na loolu naqari boo demee si yoon mu fajal la ko loolu moom leer na. bu ñu la tooñee nga daal di porter plainte bëri na ñoo xam ni dañu naan du ñu dem police ndax tey it mën na am arrangement du ñu dem gendarmerie dañu bëgg saisir directement ki nga xam ne mooy le procureur ñu bëggoon a xam saisir procureur bi si plainte wala gendarmerie wala police ban moo si gën a nekk yoon. waaw lépp yoon la. lépp yoon la. c'est-à-dire que sotti si at def si la. nga saisir procureur mooy gën a gaaw. parce que boo saisiree police. fa mu jaar si procureur. bu dee enquête dafa laaj. boo jaaree si gendarmerie. fa mu jaar si procureur. kon nag boo jaaree pour nga jaar def balaa ngaa wiiri. soo neex nga jaar directement si procureur. loolu kay du problème procureur kay moom quoi qu'on puisse dire moom bu gisee ne vraiment. les conditions yi nga xamante ne yoon dëkk tënk ba nga xamante ne laaj na ñu ubbi enquête moom day jël dossier bi yóbbuwaat ko si loxo enquêteurs yi. au niveau de la police wala de la gendarmerie ñoom def seen liggéey après ñu indiwaat dossier bi si moom. mu def si ay réquisitions am. donc provoqué fekkee ne nag poursuite dafa laaj ñu continuer. mu déclencher la procédure fekkee ne laajul mu arrêté mu def non lieu donc je pense que ni loolu daal moom mooy noonu la koy tënkee. li am solo mooy que nga xam fi ngay jaar. bu la tooñee nga xam fi la jaar bu dee nag wàllum pénal la wàllum pénal wax naa sànq dafa am ñaari procédure yu am solo yoo xamante ne bokkul bu dee pénal la maanaam pénal lépp li nga xamante ne ay tooñ la yu jëm si nit ki par exemple dañ laa dóor wala ñu saaga la wala ñu indi la ay maanaam ay jafe-jafe yi nga xamante ne vraiment loolu noonu dafa doon infraction maanaam ñu tënk si biir code pénal foofu nag si ngay saisir juge wala nga saisir procureur wala nga saisir gendarmerie wala nga saisir police. sur la base d'une plainte. di fàttali auditeurs yi soog a taal seen poste rajo ñoo ngi ànd ak maître Badou Diack tey jii ñuy waxtaanee wàllu yoon fii si Sénégal alors muy concept boo xam ne nag bu bees la ñu fas yéene di ànd ak yéen bés bu àll sàkk dalee ko altine ba alxamis bu 8h30 jotee démb waxtaanee nañu sport tey ñu waxtaanee wàllu yoon ak ki nga xam ne mooy maître Diack Badou si complicité suñu technicien bii di Assane Ndiour ñu daal di poursuivre ginnaaw bu 8h tegee 53 minutes Badou bëgg nañu bu ñu delluwaatee si yeneen émission yi ñu jël étape par étape di ko mën a faram-fàcce tey rek buntu la woon pour ubbi li nga xamante ni mooy procédure bi mën nañ ko waxee noonu puisque yéen si seen ay termes da ngeen di utiliser lu bëri procédure kon buntu la rek incha allah pour que bu heure bi jotee ñu teg nag suñu café daal di koy duppee café juridique waxtaanee lépp loo xam ne jëm na si wàllu yoon comme ni ma ko waxee tout à l'heure parce que dëkk bi bëri na ñoo xam ni ñoo ngi leen di tooñ waaye xamuñu fu ñuy jaar bëri na ñoo xam ni ñoo ngi leen di tooñ di leen jaay doole di leen nax et cetera di leen dugal si yoo xam ni parfois du ñu si am benn connaissance donc baax na ñu waxtaanee yëf yi pour que ñiy déglu mën a am maximum d'information Assane bu fekkee yemb na bëggoon nañu nga dégtal ñu li nga xam ne mooy yóbbalu bis bi bu ñu ko dégloo ba noppi àndaat ak Badou Diack mu def commentaire par rapport ni mu ko gisee bu ñu noppee si loolu lépp nag di soog a yeewi ki nga xam ne moo doonoon suñu invité tey. yóbbalu tey bi lii la. am nañu ayib boo xam ni. war nañu góorgóorlu bàyyi ko càllam. war nañoo góorgóorlu bàyyi ko càllam. booleente. fekk sa mbokk ci place. muy teraangaam. ngay dox ak di wax. di sabablu. ba ñu dàq. loolu dara yi. te bari na fi kat. ñëpp it xam na loolu. booleente bi. nañu ko bàyyi.
kilifa yi nañu saañ seen nopp nañu saañ seen nopp kilifa dafa war a amee melaw silmaxa warul xool su xoolee gis ayib warul déglu su dégloo déglu kon warul wax koo xam ne soo waxee benn baat ñu yokk ko ba muy téeméeri bala ngaa wax war nga seet li ngay wax fi ngay wax loolu kilifay diine yi kilifay adduna yi yëpp ko bokk. loolu nag kilifay diine yi ak kilifay adduna yi yëpp ko bokk. sallallahu alayhi wa sallam. nee na sallallahu alayhi wa sallam. sunu borom daf ko ne ko. fa bima rahmatin min allahi ay fa bi sababi rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi al-amr. ba ca des mu ne ko xudil afwa wamur bil urfi wa aarid anil jaahiliin dafa ne ko ndagam am nga nooy dani yonent yàlla Muhammad ndagam am nga nooy yàllaa la baaxee jox la ko rek. ndax su fekkoon ne da nga di borom jikko ju ñaaw. di jikko ju tal. sa xol tal. ba doo nangu dara. kon it lan faddu min xawlika ñu wàcc la fi te dellu si ci man. maa ngi kon lan faddu min xawlika nit ñi dañ la fi wàcc te dellu si ci man mi leen bindoon. li gën. faafu anhum. faafu anhum. jéggal leen. ci lu nekk sa diggante ñoom. wastaghfir lahum. jéggalul leen. ci lu nekk sama diggante ñoom. wa shaawiruhum fil amri. bala ngaa def dara diisoo ko ñoom. ñu ne waaw. moo naka yàlla lay waxee rasulullah naan ko diisoo ak ñi la topp. nee na naka la ñuy waxee. naka yàlla lay waxee ni rasulullah diisoo ak ñi la topp. te sudul woon xelam ma yàlla. moom Muhammad yàlla du bind mennum xel. gaa ñi soowoo foofu. ñu ne déet leen. diisoo ga kat. pour wàllu adduna la. waaye wàllu laaxira. fil direct la. ci digganteem ak borom. soxlawul mu diisoo. waaw ñu ne ba tey. am xelama manqué. wala déet. ñu ne déedéet. lan la tax yàlla def ko. dafa bëgg. ñuy ñëw gannaaw yonent bi. te di kilifa. nekk ci kanamu nit ñi. ñuy diisoo. bañ a doyloo seenum xel. ndax lee ñu suru. wala seen mbir yàq. ñu ne déedéet. yonent bi. ñi ko toppoon. ñaari xaaj lañ. ñaam daraja. ak ñi ko amul. ñaam alal. ak ñi ko amul. su fekkee ne. dafay dugg ci néegam. woo borom daraja. ñi amul daraja. danañu wax ne. yonent bi. daf ñu xeeb. ñi amul alal. ne daf ñu xeeb. ndax bàyyi nañu woo borom alal. ñu ne ko kon nag maasale lépp. su dara desul lu dul nas ngeen seeni nas ba noppi. dara desul lu dul doxal. nag. da nga fiy bàyyi sa pexe. bàyyi seeni pexe. sukkandiku ci man. ma wéyal mbir mi. kon nag. wow melo. ñëpp war nañ ko am. nañu góorgóorlu. bàyyi boolente bi. fu ci nit nekkati. di doomu réew mi. di mbokk. amee fa teranga. ñu fexe ba mu sax. moo gën. waaye suñu indee médecin. bala fee yàgg. ñuy xeex ko. ñu jële ko. su commandant ñëwee. balaa yàgg. ñu xeex ko. mu jóg fa. su commissaire ñëwee. balaa yàgg. ñu xeex ko. mu jóg fa. su gouverneur ñëwee. balaa yàgg. ñu xeex ko. mu jóg fa. su fonctionnaire ñëwee. balaa yàgg. ñu xeex ko. mu jóg fa. chef de poste. ñu xeex. mu jóg fa. kañ la réew mi di taxaw. loolu si jàmm kañ la réew mi taxaw. koo xam ne kii foo jëmbat balaa ëllëg nga buddi yóbbu feneen. te xam ne suuf yi bi ci xorom ak bi ci baax. nangu jëmbat ak ko ci nangu. léegi sa njëmbat deekat. na ngeen ci góorgóorlu. di leen dig daje ba beneen yoon. am na solo ñoo ngi àndoon ak Oustaz Souleymane Ndiaye mi ñu doon indil yóbbalu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh. alors Badou dégg nga li nga xam ne moom la kilifa gu baax gi wax si wàllu boolente yi nga xam ne mooy am si biir entreprise yi te it mën a indi jafe-jafe yu bëree bëri.
waaw xam nga góor gi baax gi moom dañuy ñaan yàlla taas na si barkeem. amiin amiin amiin. moom yàgg na wax. moom c'est un philosophe. moom yàgg na wax Sénégal dañuy te yaakaar naa ne bu dee dañ tënku si ay waxam. ay jàngaleem. te Sénégal vraiment war nañ mën a sax jikko yi. tënku si ay waxam parce que moom vraiment ku tënku si waxam rek vraiment Sénégal mën na jëm kanam. mais nit nag ak jikkoom. jikko ak borom pax. comprendre nga. xam nga yenn yi moom ma gis naa si ñaari jàngalaa si jàng. beneen moom mooy fexe ba nit ki. bu jiitee mu am un comportement de leader. maanaam nga fexe ba bul comme ni Youssou Ndour waxoon rek. dëgg-dëgg dafa war a xóot. comprendre nga. bul dégg ne waaw. xam nga fekk lépp lay dëgg dafa rek nga teg sa bët. je pense que loolu daal fa la koy tënkee première wax ji maanaam nga fexe ba doon kilifa si fi ngay jiite. beneen moom mooy li ñuy wax rapport de bon voisinage la ak mu tuddee wala rapport de entre les collègues. dans les sociétés wala fu mu mënti doon. nit ki foo mu mënti doon sax. moo xam entreprise fu mu mënti doon da ngeen war a yéente jàmm. yenn yi moom vraiment jàng naa si nit ki ñu yaral xol yi. ndaxte yenn yi xeexante jaru ko fi Sénégal. séntu asamaan jarul buuxante. nit ki moom ak wërsëgam. dañ bàyyi ku nekk ak wërsëgam. bañ a xeexante daal. en tout cas dëgg buy defar moo gën dëgg buy yàq. donc loolaa si jàngat. di rappeler ñi gars yi ñu delloo xel si yàlla. bañ a yaatal xol yi quoi bañ soxla bi amul njëriñ. adduna bi lépp loo gis fii day jeex. si matériel quoi. jeex na pare nañ rafetal diggante yi xam nga. xam na ne fi dara jarul ma fiy ñaaw. ñëpp ñoo bokk. dëkk bi nañ ko fexe laal mu gën a rafetee laal ñu demee ko noonu. bu ñu indee commandant ñu xeex ko ba mu jóge fii. waaw ñu indi président ñu xeex ko ba mu jóge fii kañ la réew mi di taxaw. je pense que doy na waar ñu lay gërëm bu baax a baax a maître Badou Diack daal lay bàyyi nga tàggoog auditeurs yi tàggoo bu dul tàggoo parce que talaata bii di ñëw incha allah bëgg nañu si boo ñu ko mayee nga dellu siwaat waxtaanal ñu suñu justice su réew nan lay doxee. waaw am na solo ndaxte tey lu mënta wax rek tey ñu bëri dañoo réeram bi seen wàllum droit. mais ñun à chaque fois rek lépp li nga xamante ne xam nañ ko as tuut. ndax ñun ay taalibe nañ jàng boobu leen mokkalaguñu. ñun boobu ñu sommes à la disposition des populations de Rufisque ak fu mënta doon. saa ñu ooyee ñu mën a indi suñu xel bu ndaw. incha allah nous sommes disposés. pour que à chaque fois boo leen soxla ñu ñëw. donc di rafetlu émission bu baax. rafetlu également di jëlu sa liggéey. tey département Tëngéej waxuma département mais Sénégal ñëpp d'accord que ne tu es le meilleur dans ton domaine. ndaxte yow. gis na ni sa taxawaay. non seulement da nga dépasser le cadre de la communication. nga dem vers la solidarité. ndax li ngay def. askan bi mu ngi si bàyyi xel bu baax a baax. li ngay def. xëy na yow dañ ko xeeb. mais ñun xeebuñu ko benn yoon. yaa ngi dimbali ay néew doole. yaa ngi dimbali. détenu yi te ñun vraiment loolu noonu dafa bokk si yoon. ak yelleef mu ngi si ba si ku ñu tëj prison. même ku ñu tëj prison dafa am ay yelleef. kon sa taxawaay foofu noonu vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. di la ñaanal yàlla bàyyi la suñu kanam. sa yéene nag. association bi nga àndal. yaa ko xam ak ñoom ñoo ko xam. yàlla na ko yàlla motali. ñun ñëpp ñu ngi ñaan Sénégal naat. ñaan dëkk bi jàmm am fi. la xew sa Casamance. ñaan yàlla. moo bañ fa amati Sénégal dañu bëgg Casamance. jàmm am fa. parce que jàmm si lépp xaj. Casamance mënu doon dëkk si biir Sénégal. Casamance pàcc la Sénégal kon ñun dañu war a fexe ba nga xamante ne tey ñoom ñu am jàmm. parce que Casamance bu amee jàmm Sénégal am jàmm. donc vraiment loolu la amoon lu ma siy wax. bii nag moo doon sama première émission. si at bii. kooku moom di du laa ko jagleel. je pense que ni vraiment loolu moom vraiment ça m'a beaucoup marqué. donc xarit nga mosoo ñu gàll saa suñu la woowee si yu mel nii rek nga daal di bàyyi li ngay def ñëw daal di taxaw Tëngéej li day wane ni encore une fois bëgg nga Tëngéej lool te it am nañ ci mbégte bu baax a baax nag disponibilité bi ak bëgg gi nga xam ne moom nga bëgg Tëngéej ñu lay gërëm bu baax a baax encore une fois Badou. alors di fàttali ni talaata bii ñu dégmal la bu 8h30 jotee dinañ waxtaanee suñu justice sum réew nan lay doxee ak maître Badou Diack c'était li nga xamante ni mooy benn pàcc si seen émission yor dañuy ànd ak Assane Diour mi fare si technique bi déglu publicité dellu si waat si li nga xamante ni mooy musique bi nga xam ni moom la ñu taamu di leen jox saa su ne bu 9h jotee. Une émission qui vous réveille le matin. Joko Matin. Lorsque les autres radios vous diffusent la même chose.
Radio Joko FM 87.7 Rufisque innove. Joko Matin. Une émission qui vous réveille le matin. Vous pensiez déjà avoir tout entendu? En matière de production, alors plongez dans l'émission Radio La Vraie 100%. Une émission qui vous réveille le matin. sur Joko FM. man jaaykat laa lu may am bëriwul waaye maa ngi ciy suturlu macha allah dama njaboot saa yu ma amee beneen doom jafe-jafe yi gën a yokku ndax war a liggéey war a toppatoo sama njaboot sonnoon naa lool di ragal ëmb bu ma bett te ragal ci waxtaan ak sama borom kër far yàlla def